Afia ci juróom-ñeent fukk ak ñett gu tomb neen. ci màggalu ku ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire ci fàttaliku xaatim ak yelleefu ndaw ñi kuréel bi di Save the Children di amal ay waxtaanu yeete lëkkaloo ci rajo Afia FM bokk na ci ay ponk ñu fas yéene waxtaanee wàllum cet wérgu yaramu yaay ak doom rawatina ñàkku gi yëwanal faju mi wàllum lekk gi wérgu yaram ci wàllum xel xale yi amee way laago jàngoroy sida ak xale yi wérgu yaram ci l'école yi nees def ba mën a toppatoo xale yi ak yelleefu xale rawatina lu jëm ci wàllum sexualité. ponk yu ni mel des ko takkar ñi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum décembre ci atum 2014 ba juróomi ñeenti fan ci weerum janvier ci atum 2015 bu ñeenti waxtu jotee jàpp ko juróomi waxtu ci rajo Afia FM. émission yi le Ramatoulaye Diène dina ci ànd ak Yvette Betty Mendy. ak Save the Children nañu xeex ngir jox cër ak yelleefu gone yi. gannaaw bu ñu leen waxee asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ni ngeen ko déggee ci spot bi émission yi nga xam ne rajo Afia mu ngi ci lëkkaloo ak Save the Children loolee ngir mën a rek màggal ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire bu ñu jagleel convention des droits de l'enfant ci kàddu gi nag ni ngeen ko déggee Ramatoulaye Diène moo leen ci nekkal ak Yvette Betty Mendy fas yéene rek ay fan yu yaatu dalal leen ci ngir waxtaanee lépp lu soxal convention des droits de l'enfant asalaamaaleykum Yvette. maaleykum salaam Ramatoulaye ñuy nuyu mbokk auditeurs yi yéen ñi safoo di déglu Afia FM 93.0 te di leen ne rek dal leen ak jàmm ci seen émission bu bees bi nga xam ne dara taxu koo jóg rek lu dul lii di ak yelleefu xale yi nan la ñuy def rek ba sàmm ko waaye laata loolu balaa ñoo sàmm dara dañ koy njëkk xam dañ kon nag émission bi rek dina viser askan bi ñëpp xam lan mooy ak yelleefu xale yi waaye itam ku nekk mën cee def loxoom ba lii li mel ñu daal di koy sàmm. jërëjëf Yvette Betty Mendy ci loolee nga xam ni leeral nga ko di convention bi nga xamante ne nii ñu ngi ko tënkoon ci le 20 novembre 1959 ci assemblée générale bu Nations Unies loolu le 38 bi ñu ngi xam le ni état yëpp yi nga xamante ni ñoo lëkkaloo fas yéene nañu di respecter li nga xam ne mooy ak yelleefu ndaw yi saay su ne ay wax wala muy indi loo xam ne nii xëy na ñàkk xam mooy li ko waral di convention boobee nga xam ni réew yi jëloon nañ ay engagement te nemmeeku nañu ne respect boobee daal xaw na sooxe rawatina si tey jile ñu indi fi benn thème fas yéene ko waxtaanee mu soxal li nga xam ne moo di santé scolaire di wérgu yaramu ndaw yi wala tout tànk yi ci biir bërëbu jàngukaay yi loolee nag xëy na dinañ ci yaatal tey àndi ci ak yéen mu mel ni itam askan bi am nañ ci wàllu Yvette ndax wérgu yaramu xale yi ci l'école yi loolu waajur yi ñoom kenn demul ñu des am nañ ci wàllu bu baax a baax te boo seetloo mel na ni réew bi ginnaaw ay études yoo xam ne ñun def nañu ko dem nañu nemmeeku ni l'école yu bari boo fa demee wérgu yaramu xale bi xaw na sooxe wérgu yaramu xale bi xaw na sooxe mooy lan mooy que ni école ga na mu war a mel ci hygiène ba ngir xale bi mën a jot ci wérgu yaramam loolu jafe na fa waaye itam am na yeneen ponk yoo xamante ni nii xëy na bu ñu tegee reportage bi kàddu askan bi loolee dina ci génn muy vox pop boo xamante ni doxantu nañ ci waajur yi xool ndax xale yi santé à l'école mat na fa ñu teewlu seen i kàddu. da ngay dem ci école yi nga fekk di n'importe quoi école yi actuellement foofu la ñu sawee foofu la ñu defee yëpp le lendemain élèves yi ñëw foofu di foofu dañu war a dellu ci civisme di jàngale xale yi lan mooy civisme lan mooy lii man lu ma gën a métti mooy problème taalibe yi dañ ko war a réparé woon ku nekk mu toppatoo doomam affaire taalibe yi il faut que état bi mu jël mesure. droit de l'enfant mooy droit il faut la santé il faut l'éduquer en tout cas deux yi nga xam ne primordial yoo xam ne bu ko xale bi amee en fait son avenir entre dans les écoles quand même il y a les infirmiers autres là au moins ci école yi ñu affecté par exemple loolu mun na nekk par exemple ñu jël ay infirmiers au moins mu nekk benn ki boo xam ne dañuy affecté benn infirmier au moins là-bas un infirmier au moins bon un docteur qui passe de temps en temps mais ça sera pour plusieurs écoles quoi bu dee docteur bi mais un infirmier en permanence en cas de blessure des trucs comme ça bon avec tous les trucs li bon enfin ak garab yi wax war yëpp ñu leen koy jox mais à ce moment là aussi il faut que les parents d'élèves aussi di participer tout ci kan parce que boo bëggee aussi sa doom bu gaañoo école ñu kii ko te tu ne paies rien bon on paye l'infirmier tout ça là il faut at njënd garab yi donc il y a une participation des parents d'élèves tamit ce serait bon pour la santé en général des enfants. waaw wér-gu-yaram école bi tamit kooku moom dëgg la tamit xale yi ci école bi tamit ñun gis nañu temps bu njëkk li amoon si école amatul ñun dañ daan def bu ñu demee école bu njëkk
ci weer bi 2 fois dina am ñu ñëw hôpital ñu ñëw xool santé xale yi vaccin yi xamatuma kañ la dégg xam nga loolu amoon na fi léegi kenn dootul wax vaccin dañuy ne feebar bi am na nañu daw yóbbu xale ñu vaccin école bi vaccin yi ñëw na loolu amatul léegi kon nga xamante ne entretien amatul Dakar kooku yëpp ñun dañ ko soxla li amoon bu njëkk lañ bëgg mu dellu si waat dañ daan def xale bu nee nii ñu jox la kayit ne ko yóbbu ko hôpital mu dem xool boppam ak yooyu santé bi ñu xam wante léegi amatul moo taxit feebar bi bari na ci réew mi sëkkat bi da ngay gis sa doom day dem jàngi man am naa fi benn sama cousine boo xam ne doomam sëkkat ci école la ko jëlee ba maar dem si mënu ma ko wax loolu yëpp a ngi ci école yi loolu dañu war a fabablu ñun jabooti ak état bi tamit ñu ngi koy ñaax ci loolu mu jàppale ñu li amoon bu njëkk tamit mu jóg ci loolu daal man lam laa am li may wax. wér-gu-yaramu xale bi ci école bi pour man lu war a mën a am la ndaxte xale bi mënul jàng sans wér-gu-yaram ndaxte da ngay dem ci école yi léeg-léeg sax ñiy def li nga xamante ni mooy OPS xale bi nga xamante ni dafa feebar du mën a def li nga xamante ni mooy OPS kon loolu daal dañuy ñaan ñi nga xamante ni mooy état du Sénégal ñu jàppale ñi nga xamante ni mooy élèves yi nekk ci nga xamante ñoo nekk ci école yi ak ci daara yi ñu leen di saytu di leen nemmeeku di xool seeni wér-gu-yaram fan la toll ci laajee li nga xamante ni mooy ñàkk sax ñu leen di ñàkk. reportage bi askan bi niñ ko dégg waaye tey jii rek dalal nañu benn invité bu am solo buy yëngu ci wàllum santé ci biir l'école yi ñu koy woowee Amadou Diegane Sarr laata loolu dañuy dellu siwaat rek ci kàddu yi nga xam ne jot nañ koo taataan ci mbedd bi ci Vox Pop bi Ramatoulaye xamal nañ ñu ni civisme daanaka amatul ci biir école yi parce que déjà ci miiru école yi souvent passants yi di defee du n'importe quoi lendemain xale yi dem jàngi fekk école bi ni mu mënti mel te souvent récréation sax xale yi la ñuy wax ramasser les papiers xale boobu mooy ramasser les papiers yor pain am main droite am loolu yëpp xëy na dañuy ne dañu jàngal xale yi ñu nañu setal bërëb bi ñu nekk pourtant ñu ngi yokk saleté sax mën naa ne parce que ku yor pain am ku yor glace am ci benn loxo bi di for mbalit ci beneen loxo bi ci mur yi nga xam ne quand même nit ñi fa lañ def seen besoin ci bëccëg bi xale yi jàng si fa fajar wi xëy na doy na waar te am na maire buy déployer nee na ñoom seen jamono xëy na médecins yi dañ doon jaar de temps en temps école wala ñu jékki-jékki organiser campagne de vaccination nemmeeku ñëpp xale yi mais léegi defatuñ ko parce que lan la jàpp nañ ne xëy na parent bu nekk sa wérgu yaramu doom yaa koy sàmm sa kër mais defe naa loolu buñ ko waxee xaw a juum parce que xale yi temps bi ñuy passé école léegi passé tuñ ko seen biir kër kon seen wérgu yaram defe naa buñ ko waree gën a mën a toppatoo rek école la war a mën a doon comme am nañu invité rek dinañ wax xëy na nan la gisee mbir mi ñu bàyyi ko d'abord mu nuyoog askan bi. waaw muy Amadou Diegane Sarr Yvette comme ni nga ko waxee di professeur de français ci CM Ogo Diop waaye itam nekk directeur de publication bu revue pour les jeunes réalisateurs bu émission histoire d'école bu ne ci RTS waaye itam xëy na am na beneen màcc jëmale ko ci wàllum wér-gu-yaramu xale yi ci l'école yi Amadou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay maa ngi nuyu auditeurs yëpp donc di leen remercier ci invitation bi ngeen ma invité tey donc di remercier aussi waa Save the Children donc nga xam ne samay partenaires lañ donc di seeni partenaires aussi di leen féliciter ci initiative yi ñuy jël nii parce que am na solo trop ñuy ñëw ci ay rajo de proximité yu mel ni Afia FM donc di def genre émission yi pour que nit ñi yëpp xam donc et également pour nit ñi gën a mun a yeewu ci yenn affaires yi donc vraiment lu baax la. jërëjëf defe naa reportage bi dégg nga ko ci parents d'élèves yi loolu monsieur Sarr ñu daal di lay bàyyi rek nga dikkaat ci suuti waaye itam delloo si waat ci li nga xam ne moom la Abdoul Aziz def mooy waxal ñu ni lan mooy solo santé à l'école xale bi njariñ gi nga xamante ni cet gi ci l'école bi am na ko ngir mu mun a am wér gu yaramam ñu ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf. donc déglu naa bu baax ci reportage bi njëkk a jàll te boo seetloo ñaari yëf ñoom ñoo ci gën a feeñ ñaar yoo xam ne daanaka ñoom ñoo war di ànd waaye xaw nañu wute tuuti donc ñaar yi affaire yooyu mooy d'abord wàllum salubrité ak wàllum santé donc ñaar yooyu ñoom ñoo war di ànd tout le temps waaye xaw na am benn différence moo tax boo seetloo sax kuréel yi koy gérer souvent day am ay kuréel yoo xam ne dañuy gérer wàllum salubrité bi ak kuréel yoo xam ne day gérer wàllum santé xam nga santé ak éducation ñaari secteurs yooyu ñoom ñoo niroo mooy ñaari secteur yoo xam ne li ñuy wax ci français ay secteur dafa transversal boo seetloo daanaka lépp loo xool domaine boo xool ci àdduna ñaari secteur yooyu day nekk en rapport ak domaine yooyu
donc ba nga xam ne mënuñ ko dissocier ak lenn. léegi nag ñi wax nañ lu am solo déjà wax nañ waxu ay infirmiers dans les établissements scolaires ak yooyu donc yooyu noonu yëpp am na ku si ne parents yi sax ñoom dañu war di veiller à cette santé là et à cette salubrité donc mais bu ñu waxee école man avant may wax parents yi damay wax d'abord ñun jàngalekat yi ak ñun ñi nga xam ne ñoom la xale yi di nekkal ci école bi donc ñun d'abord wàllu boobu ñun dañ ko war a assurer parents yi également jàppale ñu ci bu baax parce que aussi seeni doom lañ donc lépp lu leen wokk xuri den donc mais ñun ñëpp la daanaka communauté bi yëpp ñoo ci war a dajaloo donc pour lijjante loolu xam nga bu ngeen seetloo président de la République bi muy lancer couverture maladie universelle pour les moins de 5 ans maa ngi fàttaleku bi muy wax naan ça ne saurait être l'apanage du seul ministère de la santé donc wax na dëgg la wax foofu mais warul yemul ci moins de 5 ans yi santé ci boppam mënul nekk l'apanage du seul ministère de la santé donc il faut que yeneen kuréel yi yëpp jàpp ci tey déjà lu mel ni école am na ay yoo nga xamante ne c'est dommage parce que souvent day mel ni ñii dañuy def seen wàllu fële ñii def seen wàllu fële xam nga ba nga xamante ne affaire yi day tas alors qu'on est dans un système donc système boo déggee ñuy wax système mooy lu nekk day nekk en rapport ak leneen li donc bu ministère de l'éducation di def fee ministère de la santé di def fee daanaka li ñuy def fin bi du feeñ sax mais ñaar ñi dañu war a bokk liggéey man nag bokk liggéey boobu dama see gisagul lu bëri man je suis un observateur donc damay réaliser ay émissions balaa may réaliser émissions yooyu damay def ay enquêtes yu bëri ci lu jëm ci wàllu boobu mais damay gis ne diisoo bi war a am entre ministère de la santé ak ministère de l'éducation dafa des lu bëri tey daanaka boo bàyyee lycée yi rek laa gis ñoo xam ne presque mun naa wax ne ñoom ñëpp am nañ ay infirmiers ci biir mais boo demee CM yi man CM bi ma nekk amul infirmier donc surtout contexte actuel bi mu nekk nga xam ne. souvent école yoo xam ni ndaw yi dañ fay dajaloo bari fa loolu. école bu ndaw. ndax ci biir reportage bi am na daam booy ne sëram doomam école la jëlee tuberculose feebaru sëkkët la goo xam ne nii xëy na avant mu ngay xam ni lii tuberculose la am na ay signes yu koy wane. donc école bi est-ce que yaakaaroon ni bu ñu amoon ni comme ni ko keneen ki proposé soit ay infirmiers wala ñoo xamante ni nii ñoom soins yu njëkk yi ñoo koy def. ba mbir moomu du jëm kanam yaakaaroon ni lu mel noonu buñ ko taxawaloon xëy na dina am lu mu joué. loolu da ngeen may fekk ci man ci xeex bu may xeex parce que loolu dama ko prôné ba sonn ci sama émission yi donc tey ñun boo ñëwee suñu école ay élèves suñu classe yi parfois day ëpp 100. imaginez 100 élèves ay 110 120 élèves nga dajale leen ci benn classe ñuy toog à 3 wala ñuy toog à 4 du nekk xëj na ci. d'ailleurs parfois da ngay jékki-jékki benn xale daanu ñu ne dafa crise ñun enseignants yi amuñu formation bu ñuy permettre ñu gérer cas yooyu. lenn ngay mën a def nañu woo papaam ak yaayam donc duñ leen sax yóbbu généralement à l'hôpital dañ naan nañu woo papaam ak yaayam donc buñ ko woowee parfois papa jeeg yaay ji dañuy ñëw ñoom it dañuy impuissant duñ mun def dara lu dul jël seen doom yóbbu rek noonu moo tax dafa des lu bëri il faut que lëkkaloo bi am ci diggante ministère de l'éducation ak ministère de la santé tey état bi war na fépp foo xam ne daf fay dajale ay nit surtout nag ay xale buñ motee téeméer rek war na mun a am koo xam ne daf fay nekk pour di saytu seen wërgu-yaram loolu dafa war parce que loolu noonu bu fa nekkoon xëy na problème mu salubrité bi sax du am parce que loolu bu fa nekkoon peut-être que dinañ mun di xeex ba nga xam ne dinañ leen sensibiliser suffisamment pour que problème mu salubrité yi am parfois ci établissement yi du fa am même si dédouané wu ma ko parce que loolu waru fa am donc malheureusement fonctionnement établissement yi aussi parents yi dañ ci xamul dara enseignants yi seen bopp man enseignant la mais enquêtes yi may def parfois moo tax ma xam lu bëri mais am na yoo xam ne xaw ma ci woon dara dama doon ñëw jàngale rek dem sama yoon donc mais am na benn arrêté ministériel boo xam ne day répartir xaalisu inscription xale yi day répartir xaalis bi fu mu war a dugg am na ci ay wàllu boo xam ne dañ koy jël pour faj xale bi donc inscription xale bu nekk bon ci décret bi dafa xaw a yàgg ñu ngi ci def 200 francs déjà loolu yëpp ministère de l'éducation dafa war a xoolaat loolu parce que léegi boo xoolee il y a 5 ans liñ daan inscrire par rapport à léegi boo xoolee dafa doublé wu donc lu jëm ni ci santé lu jëm ci salubrité yooyu war na mun a doublé wu aussi
parce que ay problème yoo xam ne la du ay problème yu ndaw nit ki bu ñàkkee santé du jàng. foofu monsieur Sarr dogguma la sax ndaxte dañoo seetlu ni xëy na ministre bu ñu denk wàllum éducation avant l'école yi di tuddi fësal na ni li nga xamante ni mooy wàllum inscription yi dañ ko rayee et pourtant xale yi ñu ngi cotiser cotisation yooyu soit di jëm ci comité de gestion yi wala ci association di APE yi et pourtant mooy li ngay wax noonu du ñu gis xaalis boobu parents yi di dugal ci l'école bi ñu jëmale ko ci wàllum wérgu yaram wala hygiène wala yooyu ci biir école yi yéen ay jàngalekat est-ce que lu mel noonu yéen a ngi ciy dox ngir santé gi gën a mën a fës ci l'école yi ndax xale bu amul wérgu yaram du mën a jàng. bon d'abord dinaa préciser benn affaire que ministre bi donc réyewul inscription bi donc en tout cas dans les collèges et dans les lycées. ci élémentaire donc bi waaw. en fait li mu waxoon. mooy que ñàkk inscription bu mu tax benn élève bañ a jàngi. donc léegi dañ mayoon parents yi pour seen doom commencer jàng le temps ñoom ñuy joxe xaalisu inscription yi. d'ailleurs am na ay élèves am na ay écoles yoo xam ne dañu permettre parent bi sax mu koy joxe ndànk-ndànk ba mu mot. loolu yëpp pour yombalal élèves yi ñu ñëw jàng si la. donc xëy na nag si élémentaire bi moom lañ tere loolu te en retour état bi dafa war a am ndàmpaay boo xam ne daf ko war a jox école yi pour gérer seen kii parce que école aussi donc dafa am ay frais yoo xam ne daf siy dem donc frais yooyu il faut que ñu koy def loolu moo waral xaalisu inscription yi donc léegi nag il faut que ñu répartir ko de façon proportionnelle loolu mooy problème bi il faut que mu proportionnel parce que tey 200 francs xam nga ne 200 francs mënul gérer santé kenn. mais donc, souvent ci école yi tamit am na li ñu naan assurance. souvent 1000 francs lay dikkee élève bi en cas d'accident de blessure grave. assurance bi aussi. si dans le décret là. donc dans l'arrêté ministériel là assurance bi aussi. dañ ko fixé à dañ ne la somme minimale. c'est 200 francs. Prise en charge médicale bi aussi somme minimale 200 francs. xam nga ñun Sénégal lañ nekk. tey directeur boo ñëw nga ne ko somme minimale 200 francs. donc moom si 200 francs boobu lay yemale day jàpp ne dañ ko wax 200 francs. encore que yenn directeurs yi sax duñ ko def. parce que def nañ benn émission sur ça. et dans les enquêtes il s'est avéré que ay directeurs d'école yu bëri ay principaux ak ay proviseurs. du ñu joxe xaalisu assurance bi. ak xaalisu prise en charge bi 200 francs yooyu duñ ko joxe. donc ñenn ñi dañuy ñëw bu ñu amee 1500 élèves ñu cotiser pour 500 élèves. xam nga loolu noonu jëlul en charge kii. léegi nag comme parents yi xamuñ ci dara seen doom bu defee accident foofu sax donc ñoom duñ ci xam dara. bu amee problème nga gis bu directeur école yi bu ñëwee jox ko benn 5000 sax mu ne kii ni mu baaxee. lim ma defal dugg na fii génn na fii te fekk na def ko war. def ko war ndax xale bi moom moo ko cotiser. donc il faut que parents yi également ñu leen di sensibiliser ci côté boobu. ba ñu xam seen àq ak seen yelleef xam àqu xale bi ak yelleefu xale bi. ci biir l'école donc dafa am solo. Yvette ñu fàttali ñi nga xam ne ñu ngi ñuy soog a dab ñu ngi ci 93.0 Afia FM Dakar émission yi nag ci émission yoo xam ne ñu ngi ko jagleel li nga xam ne mooy 25e anniversaire bu convention des droits de l'enfant fexe ba askan bi ñëpp xam lan mooy les droits de l'enfant xale yi ci seen bopp xam seeni wareef ak seeni yelleef waajur yi xam ko nekk ñëpp ñu ci am wàll xam ko looloo waral Save the Children lëkkaloo ak rajo Afia FM ñu leen di jagleel série d'émission yi de jëmale ko ci convention des droits de l'enfant xëy na Yvette kon war nañu mën a boole askan wi ci émission bi ci 88 628 05 05 mooy bu mu jokkoo bi ñu fiy waxtaanee convention des droits de l'enfant tey la santé à l'école wala santé scolaire Yvette monsieur Sarr mooy suñu gan ci biir reportage bi aussi dégg nañ mooy femme bi di wax ne ñoom auparavant dañ doon def souvent seen école yi ay visite daf fa daan am dañu daan toog ba benn période école bi ñu ñëw visiter ñëpp xool genre yooyu te loolu nee na amatul léegi te souhaité woon na lu mel noonu am ndax xëy na dina am benn kii bu mu def waajur bi xamal leen ni leen seen doom xëy na am na lu ko dal bu nekkoon jàngoro bu ndaw la ñu teel ko xam faj ko balaa muy ëppi loxo te loolu amatul. loolu moom je dirais pas que amatul parce que man école bi ma nekk chaque année dinañ am pratiquement une semaine entière boo xam ne dañ koy perte ci visite yooyu. donc ay médecins dinañ ñëw yoo xam ne centre médico-légal moom moo leen di yebal ñu ñëw pour xool xale yi. léegi dans les écoles privées je sais pas ndax mu ngi am wala amul mais dans le public en tout cas mu ngi am ba léegi mais toujours est-il que saytu yooyu am na ay jàngoro yoo xam ne mënu ko feeñal parce que ay genre enquête lay nekk ak xool yenn affaires yi kii rek si yoo xam ne c'est visible nii quoi mais xam nga am na ay feebar yoo xam ne day làqu donc encore que ñooñu noonu fiches yi ñuy def noonu souvent ñun jàngalekat yi duñ gis fiches yi parfois da ngay jékki-jékki si sa classe ba wax naa ko sànq ba benn élève daan après doo xam looy def parfois da ngay tourner laajte fii ñu ne ñii naan la yàgg na koo dal ñii naan la di mu ngi koy soog a dal xam nga
nga parfois ñu naan kii day daanu rab dugg na fii génn na fii donc xam nga mu ngi noonu daal alors que élève bu nekk dafa war a am benn fiche médicale boobu nga xam ne day am koo xam ne daf koy gérer il est là-bas uniquement pour ça gérer le bien-être des enfants. Le deuxième bi wax sànq kooku nekk ci association des jeunes donc mu ngi wax ci waxu kii EPS ak boîte pharmacie yi nekk loolu du ay boîte pharmacie boo xam ne ay aspirine paracétamol moo fay nekk antidouleur kese loolu du boîte pharmacie donc loolu déjà am na des principaux yoo xam ne am na des chefs d'établissement yoo xam ne 200 francs yi nga xam ne élève bi dañ ko war a jël ci élève cotisation élève bu nekk ñoom loolu la ñuy def pour justifier déjà 200 francs yi alors que ñëpp xam nañ ne jëlal 1500 élèves nga multiplier par 200 xanaa aspirine bi kon du jeex ça risque d'être pour 5 ans mais donc, souvent monsieur Sarr am na école yi nga xam ne ñoom dañuy wax cahier bi nga xam ne élève bi mën na ko jël pour dem dans une structure de santé est-ce que mënuñu renforcer loolu mu bañ a doon tout le temps xale bu daanoo lañ koy jox cahier bi wala bu amee góom lañ koy jox cahier bi comme maître bi tu l'as si bien dit il est dans l'incapacité parce que moom amul formation xam xale bi lu ko dal souvent dañuy woo parents yi te parents yi li ñuy def buñ jaaxle dañuy jël maal bi delloo ko kër ga xëy na ba mu tane ñu andiwaat ko est-ce que mënuñu gën a fulaal cahier boobu di ko jox élève bi quand même accompagner ko mu am suivi mu bañ bésu consultation rek la dem pare na ci mu am suivi est-ce que mënuñu gën a faraatal loolu li ngay wax ni man si jamono boobu laa tombel si sama école élémentaire je dis bien école élémentaire parce que ba ma nekkee collège ak ba ma nekkee lycée yëpp gisuma woon loolu j'avoue que je n'ai jamais eu besoin de ça mais mosuma gis tamit sama benn camarade muy yor cahier di dem ay hôpital ak yooyu mais daal bi ma nekkee élémentaire daanañ ko def parce que suñu école man Fatick laa dëkk jàngee ci benn école bu ñuy wax Salif Ba centre de santé bi daa nekk juste ci ginnaaw école bi foofu lañ doon dem directement xëy na yeneen écoles yi également foofu lañ daan dem mais xam nga déjà loolu noonu avec les écoles privées parce que def naa benn émission boo xam ne le directeur de la polyclinique maa ngi koy nuyu au passage donc de Guédiawaye Latir Diouf docteur Latir Diouf donc moom invité woon naa ko ci émission boobu sax ba muy souligner lu mel noonu waaye nee na ci biir Guédiawaye foofu ñaari école privée defe naa la wax ñoom ñoo ñëw nekk ak ñoom en partenariat comme ça nga xam ne dañ leen di jox ce montant là léegi ñoom non seulement ñuy assurer le suivi des gosses mais en plus gosses yi bu ñu amee problème foofu lañ leen di envoyer ñu kii donc mais xam nga Dakar ni mu bindoo dans les régions loolu mun na yomb mais Dakar ni mu bindoo loolu du yomb ndax fii généralement bu fekkee école publique yi dañ leen di sant ñu dem ci benn centre bu nekk fële côté Colobane donc centre boobu moom moo habilité pour di xool xale yi ak jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci public bi alors que xam nga ne kenn du jóge Guédiawaye pour ay yenn affaires yu ndaw yi di dem ba d'ailleurs ñenn ñi duñ ko sax xamuñ ko sax ñenn ñi xamuñ ko donc l'information ne passe pas et le ministère comme je l'ai dit il faut que mu adapté wu par rapport aux réalités parce que rien n'empêche donc le ministère de demander aux chefs d'établissement de voir les structures de santé les plus proches de contracter avec ces structures de santé-là pour que ñuy def ce suivi-là il faut que ñu dem ci loolu si ba pare nag di informer nit ñi il faut que des campagnes d'information ñuy am les parents ñuy xam lan lañ war a def parce que parents yi xamuñu ko il faut que parents yi di xam lan lañ war a def surtout ba pare nag ñu fexe affaire bi oyof lépp gis nga lépp lu jëm ci santé lépp lu jëm ci éducation dafa war a yomb pour ne pas dire même gratuit ci ñëpp et on en a les capacités on en a les possibilités déjà au niveau de la santé bu njëkk xëy na sax la compliqué woon mais léegi am na ay structures yoo xam ne déjà école privée yi waratuñu woon am genre problème yooyu am na benn pool d'assurance bu ñuy wax PMAS boo xam ne assurance yee fa dajaloo am na tamit du may gis temps yi yëpp ay allo docteur seen oto yooyu ñuy circuler ak yooyu allo docteur mais c'est des initiatives excellentes tey un chef d'établissement privé nga xam ne ñoom seen inscription day cher ba dee ay 20 000 ak ay 30 000 ak ay 40 000 parfois ba 80 000 xam nga tey kooku noonu bu jëlee par exemple benn ci structure yooyu ku mel ni allo docteur par exemple nga jël ko nga def ak moom un contrat élève bu nekk nga cotiser ko s'il le faut 5 000 francs wala 2 000 francs wala 3 000 francs nga xam ne léegi bu problème amee da ngay am infirmier mais si c'est un cas qui dépasse l'infirmier tu appelles directement ñooñu ñu indil la benn médecin
donc ñëw jël xale bi yóbbu ko ou bien ñu jël xale bi yóbbu ko ci médecin boobu ñu traité ko ou bien yenn pool d'assurance yeeg yooyu nga xam ne ñoom dañ lay jox carte nga dem ci hôpitaux yi pas ci centre de santé yi mais hôpitaux yi ci boppam boo fa demee jàngoro ji boo ko fa yóbboo ñu xool ko traité ko yooyu noonu il faut Sénégal ñu dem ba dépasser yooyu il faut plus que ay parents di tëdd du ñu nelaw parce que amuñu 5000 francs bu ñu fajee seen doom parce que amuñu 3000 francs bu ñu fajee seen doom loolu dafa ñaaw sax dafa rafetul c'est trop te santé droit la rawatina ci xale bi ni mu amee ay yelleef noonu lañ ko war a mën a respecter li nga xam ne mooy ay yelleefam ndax itam dafa am ak ay yelleef kon xale bi war nañ ko mën a dimbali ba loolee mu jege ci ñu fàttali rek ne ñu ngi ci Afia FM 93.0 ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy soog a dab émission bi rajo Afia def ci ànd ak Save the Children loolee ngir gën a mën a fësal ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire bu convention des droits de l'enfant ñu di koy waajal loolee nga xam ne rek adopté woon nañu ko le 20 novembre 1959 par les Nations Unies monsieur Sarr li ngay wax léegi da ngay ne xëy na centre médical bi ne fële ci Colobane man je me rappelle ñun bi ñu waroy def BFM ci lañ fay soog a xam lu ñu jàng école yëpp musuñu dem hôpital mu jógee ci école bi saa su ne boo feebaree sa parent moo lay yóbbu hôpital et pourtant li ngay wax sànq day mel ni day ñëwaat mooy que ne budget bu ne toll ñu def ko ci éducation fu ñu toll ñëpp di ko wax mais mënoon nañu lëkkaloo ak ministre de la santé ak action sociale ak yooyu noonu yëpp boole seeni doole xëy na loolu dina gën a mën a dimbali xale yi ak waajur yi ñu mën a jot ci wàllu wér-gu-yaram yaakaaroo ni comme ni nga koy waxee sànq lëkkaloo boobee fii ak amul xale yi duñu mën a jot wér-gu-yaram gi ci l'école yi. loolu kay mooy sama conviction sama combat loolu la. C'est vrai que nag malgré yi may def yëpp je n'ai jamais eu la chance de rencontrer le ministre de la santé ou le ministre de l'éducation sax parce que malgré que sama émission yi RTS lay jàll ak yooyu tey la ma envoyé ci ay lettres au ministère de l'éducation yëpp mosuma jot sax benn tontu donc te man sama combat loolu la ministère de la santé tamit mu ngi noonu donc mais loolu mooy sama conviction ñaar yi tant que ànduñu donc te léegi am nañ chance parce que santé moo yor également action sociale xam nga déjà bu ñuy boole yooyu c'est parce que nécessité la tey ñu ngi waxu infirmier yi mais même dans ces établissements dañu war a am également un assistant social ou bien une assistante sociale dañ siy waxtaan parfois si cas de viol yi ñuy signaler dans les établissements wala ay enfants yoo xam ne dañuy subir des violences chez eux donc bu ñëwee école mais forcément day répercuté wu donc si xale yi donc si seen njàng léegi nag problème bi nag mooy bu ñu amoon benn assistant foofu assistant social wala assistante sociale donc dina gën a mun a nemmeeku xale yooyu suivi bi si war mu def ko ba nga xam ne xale yi seen njàng du yàqu comme ça parce que moom déjà moom moo ci gën a apte mu mën a déceler déjà séquelles yooyu xale bi di indaale ci école dafa am solo te bu fekkee ministère de la santé de l'éducation ñoom ñooy base bi déjà ñoom ñooy base bi kon ñoom ñoo war a mën a lëkkaloo information mën a jëm ci wàllu parents yi ak si ba ci professeurs yi ak si ci parents yi comme ça ndaw yi mën ci jot facilement parce que ku ne jàng rek ne santé ñaar yooyu boo ko amul defe naa doo mën a jouir déjà éducation bi nga bëgg doo ko mën a am te itam dafa am solo rek sànq yaa ngi wax classe yu pléthorique gis nañu pratiquement surtout si village yi moom moo fa am soit dañuy am benn école bu ndaw pour 2 villages 3 villages xale yëpp nax fa ñëw jàngi ñu am ay abri provisoire gis nañ ni benn nit bu feebaree facilement mën na contaminer ñeneen ñi te yooyu ñoom déjà am nañu problème classe am nañu problème nombre ñoom santé quand même defe naa benn souci la encore mu nar a teggeeku seen kaw kon ministère de la santé bu ñu lëkkaloowee ak ministère de l'éducation rek action sociale fekk leen si dina doon un combat bi nga xam ne dañ koy gaaw a mener à bon terme mais su ñuy wax ci wàllum école privée yi seen inscription cher na lépp la ñuy laaj parents yi mais parents yi dafa am li nga xam ne ñoom duñ ko def duñu impliqué wu ci seen njàngu doom ñoom jàpp nañ ni xëy na bulletin bi may jox xëy na jàngi na 8 heures xëy na wàcc na midi ñoom loolu la ñuy impliqué wu mais xamuñu sama doom bu jàngi am na droit bu feebaree école bi faj ko sans pour autant man ma yëg ko ba yeb ko si tak sa xëy na indil ma ko jox ma sax ordonnance bi loolu école bi war na ko kon parents yi defe naa buñ ko xamul rek yëf yi du jëm kanam te droit la bi nga xam ne xale yi dañ leen ko war a mën a respecté wuloo kon parents yi buñ ko xamul je pense que droit boobu day mooy tout le temps dafa am solo nag nit ñi di xam déjà lan mooy sama àq ak sama yelleefu doom man ci kër gi ma njëkk koo respecté man waay jur bi ma njaxlaf ci sama santé doom su ma si njaxlafee bu demee
demee école wàcc bu wokkatuwee sax dinaa xam ki mu jege bu boobaa man état d'alerte laay nekk tout le temps dafa am solo xëy na monsieur Sarr parents yi di gën a bàyyee loolu xel. dogguma la waaye gis nga lëkkaloo boobu ngay wax noonu. warul yem sax ci éducation ak santé. ay communication yooyu yëpp dañ ci am wàll. xam nga yéen émission bi ngeen di def nii. xëy na dina tax yenn parents yu ñuy déglu. donc yeewu mais xam nga léegi déjà ñu ngi nekk ci jamono joo xam ne mun naa wax ne léegi ñiy déglu rajo sax bëreetul daanaka ñuy nekk ci ay oto la di dem wala ñoo ay maire wala ay pa ak yooyu mais xoolal suñu télé yi yan genre émission nga fay gis est-ce que da nga ciy gis genre émission yi gis nga ñun émission bi ñuy def ni histoire d'école même télé bi koy diffuser ci boppam muy RTS daf koy ñàkkal fayda parce que également suñu ministère de la communication aussi dafa war a impliqué wu toutes ces politiques gouvernementales là yi nga xamante ne yu baax la wala ay initiatives yoo xam ne ñeneen ñoo koy jël mais day doon ay initiatives xool yoo xam ne day amal dëkk bi njëriñ day amal citoyens yi yëpp njëriñ mais yooyu yëpp ministère de la communication dafa war di fexe également ñu koy fësal ci télé yëpp di ko fësal ci rajo yëpp di ko fësal ci journaux yëpp mais tey booy seetaan télé yi di lire journaux yi da ngay yaakaar ne Sénégal ñetti mbir moo fi am mooy politique religion ak sport ñett yooyu rek moom ngay gis ci journaux yi pratiquement tous les jours à la une politique la wala sport la wala religion la bu loolu weesoo sociétal mu ngi noonu donc foofu ministère yëpp comme li ma wax au début nous sommes dans un système il faut que tamit gouvernement yi ñuy faral di am ñuy xam ne gouvernement aussi dafa war a fonctionner comme système donc ñëpp dañu war a lëkkaloo pour dem ci benn objectif bi mais kii di xëcc di jaar nii kii di xëcc di jaar nee kii di xëcc di jaar gauche droite xam nga donc bu boobaa du dox dinañ liggéey ba sonn seen liggéey du feeñ parce que ay problème mu neen la ñuy bàyyi il faut que lëkkaloo boobu mu am ci parents yi ñu mun leen sensibiliser le maximum possible gis yaa ngi wax naan parents yi seen bulletin rek doom rek la ñuy xaar man jàngalekat la tey boo demee foofu suñu école am na ay bulletins yu daaw yoo xam ne ñu ngi fa ba léegi parents yi duñ ko sax jël ci c'est pas normal parfois da nga koy comprendre aussi parce que parfois day nekk ay famille yoo nga xamante ne donc ñoom pratiquement dañuy dem ba njàngum xale bi day doon li nga xam ne moo gën a néew ci seen yitte xam nga ñoo xam ne tout le temps ñu ngi daw pour wutal seen doom lu ñu lekk ak lu ñu naan taluñu dara moo tax ma ne leen gis ngeen lii di wàllum éducation lii di wàllum santé loolu dañ ko war a teggi parent bi dafa war di tëdd di nelaw di bañ a inquiété wu ndax doomam ba nekk école wala doomam bi feebar te mun nañ ko def te duñ ci sonn xam nga système mutualisation bi buñ ko jëloon rek parent bi dërëmam dootu ci dem te doomam lu ko dal mu faju bu boobaa état bi arbitre lay nekkati dootu fi nekk di génnee ay milliards naan day dugal ci ay kii moins de 5 ans ak yooyu waa Save the Children yaakaar naa duñu ma mere benn séminaire bu ñu def ak ñoom donc ak waa ministère de la santé loolu laa leen wax ñu bu ñuy topp di wax ci moins de 5 ans yi gratuité des soins ci moins de 5 ans yi may leen li ngeen di def nii du dara instant yi moins de 5 ans war na mun a dem ba université parce qu'on en a la possibilité xale yi la ñuy joxe ci seen inscription seen santé mun na see génn mais pour ça il faut que ñu lëkkaloo ak ministère de l'éducation ministère de l'enseignement supérieur ministère de la communication pour l'information yeneen ministères yëpp ñu lëkkaloo seeg ñoom ñu liggéey dem dans ce sens là tout le monde tiré dans le même sens santé mun a am pour tous bu ko defee képp ku inscrire di jàng bu boobaa nga yaakaar ne bu boobaa nit ñi dina bàyyeeti doomam muy traîner ci mbedd bi boo xamee ne yow sa doom bu demee école dina lekk dina faju di nga ko yóbbu école di nga ko yóbbu di nga ko topp ndax sax est-ce que du parents yi aussi boo gisee ñu xaw a banque seen loxo ndax du loolu moo gën a tax xëy na nguur gi la ñu mën a wax farataaluñu mbir bu demee est-ce que yaakaaroon ni parents yi bu ñu engagé wu woon ñoom ñëpp jugandoor taxaw di sàkku wér-gu-yaramu xale yi ci l'école bi et puis pour ñëpp ñu généraliser ko est-ce que yaakaaroon ni loolu dinañ ko mën a taxawal est-ce que du tekkaaral gi nga xam ne waajur yi moom la ñu def bañ ci dugal seen loxo bañ ci def seen nàmmin yi ba dem ci télé yeeg ci rajo yi ndax du loolu moo waral xëy na ñoom itam ñoom ñu gëmm rek bàyyi noonu bokk na ci même si tekkaaral bi tamit man dama koy dugal ci beneen contexte parce que malheureusement te même état bi li ngay wax nii également moi je pense que am nañ volonté dem
xam nga bu fekkee peuple bi politique ak religion ak sport rek moo leen tax a jóg mais état bi foofu la ñuy jublu donc yeneen yëpp dañ koy négliger loolu moo tax parfois état bi day dem ba di tromper wu de priorité parce que noonu laa ko mën a wooyee l'état se trompe de priorité tey les priorités donc nekkul si ay def ay yenn affaires yi ñuy def yu bëri yoo nga xamante ne si ñetti wàllu yooyu lay jëm baax na waruñ leen négliger waruñ leen bàyyi mais loolu warul bouffer tout l'argent du Sénégal munuñ nekk si dëkk boo nga xamante ne ay nit ñu ngi nekk si ay xale ñu ngi jàngee si ay abri provisoire ñu siy gis yenn affaires yi ñu fi yi état di def di dépenser ay centaines de milliards si loo xam ne amul njëriñ si ñëpp donc tey loolu noonu def fi war a jeex abri provisoire tey école bu nekk war nga mun a am benn infirmier école bu nekk war nga mun a am benn et puis li gën a paradoxal si loolu yëpp mooy que école yooyu ñu ngi fi continuer di former dañuy former ay nit jox leen ay bourses buñ paree duñ leen recruter alors que soxla nañ leen bu fekkoon soxlawuñ leen sax mais le besoin est là enseignants ya ñuy former yëpp soxla nañ leen le besoin est là un grand besoin infirmiers ya ñuy former yëpp le besoin est là du mos a doy assistants sociaux yëpp le besoin est là du mos a doy mais il faut que ñu orienter wu vers ça loolu mooy problème bi mais yéen a si mun a jàpp parce que yéen a mun a orienter réew mi ñun population bi moomuñ suñu bopp de ñun tollooguñu foo nga xamante ne ñun population bi ñun ñooy xalaatal suñu bopp di defal suñu bopp nous sommes tout le temps manipulés donc par vous les médias et par les politiciens aussi donc ñun tollooguñu foo xam ne dañuy moom suñu bopp ba di xalaatal suñu bopp loo xam ne moom moo gën si ñun di ko def ñun population bi en général daa mel ni sax xamuñ li ñu bëgg donc léegi nag dañuy xool rek fi ngeen ñuy orienté yéen médias yi ak politiciens yi. fan la ñu jëm ndax de Yvette mel na ni santé à l'école am na solo loolu. ndax gannaaw ba ñu nemmeekoo ni am na benn maire bu nekk fii ci Dakar boo xam ni bi mu installé li nga xam ne moo di fondé à l'école seetlu nañ ni commune yooyu noonu yëpp dañu doon sawar di dem jàngi kooku au moins mu ngi freiné li nga xam ni mooy paresse bu xale yi doon am ngir dem école mais aussi mu ngi sawarloo waajur yi parce que bu fekkee yow mënoo ko sa loxo jotul sa poche sa doom war bu xëyee naan fondé ci école ba xam nga di nga def le tout ba sa doom bu xëyee la nga ñàkk moom du ko xam ndax dina naani fondé ci école ba kon yaakaar naa ni santé aussi à l'école bu ñu ko gënoon jox doole gën ko gëdd jox ko gëdd ak fayda ak fula xëy na loolu itam dina gën a sawarloo waajur yi si saay suñu xëyee yóbbu seen doom te nag réew boo bëggee xam suba nan lay mel di nga def sa loxo ci wérgu yaram gi ak ci njàngum xale yi defe naa xale yi muy lu am solo xam nga loolu won na la ne la santé dafa yaatu parce que lekk bi sax si santé la bokk te day wàññi souci parent bi kon day tax parent bi concentré wu ci leneen lu teg santé xale bi ak lekkum xale bi. ñun xale bu daanoo suñu classe. liñ koy njëkk a laaj. mooy ndax lekk nga parce que man si banlieue bi lay jàngale. donc et on sait ce qui se passe parfois dans certaines familles. donc malheureusement yenn élèves yi dañuy ñëw duñu lekk. yooyu rek déjà da leen di indil ay problèmes. waaw. donc initiative yu mel noonu dafa nekk initiative yoo xam ne dañ ko war a encourager gis nga li ma doon wax système bi ma doon wax xam nga bu boobaa ministère u agriculture ak yooyu yëpp dañ ciy dugal seen rawatina si ñu gën a dooleel xale mi nga xam ne autosuffisance gi ñuy wax mais li ñuy bayee ci réew mi aussi yooyu noonu xam nga ay fondé ay caakri élèves yi di dem lekk ko école dinañ gagné ci lu bari dinañ jàng dinañ am wérgu yaram dinañ am loo xam ne kenn baykat yi dinañ ci jaay sàmmkat yi jaay seen meew chaîne la boo xam ne ku ne di nga ci tirer profit te ci avancement réew mi mais c'est aussi ci développement Sénégal lay participer lay doon loolu mu doon lu am solo parce que déjà initiative boobu nee naa waxul yem ci benn commune parce que ku ko dégg gis ni yow sa commune kat yaa ngi koy def xale yi sa wax a jàngi déjà xale dinañ ñëw à l'heure parce que xam naa li may def balaa maa ñëw xale loolu la xam naa ni damay ndekki balaa maa jàng kon damay ñëw à l'heure donc je dormirai sereine du ma xam ni samay parents peut-être su ma yeewoo du ma am ndekki je dormirai sereine l'esprit reposé dinaa ñëw à l'heure à l'école je serai à l'aise avec mes amis donc day tax xale boobu déjà psychologiquement l'enfant est à l'aise donc c'est un plus bi nga xam ne war nañ ko di gën a appuyer tey nit ki bu ko defee ci commune am yéen taskatu xibaar yi ngeen dem wone ko parce que exemple la donc il faut que ngeen ñuy woon exemple yi te bañ di ñu woon toujours contre valeur yi donc bu ngeen ñuy woon exemple yooyu tey bu fekkoon ministère bi gisu ko kooku demul vers moom wala chef d'établissement boobu defalu ko rapport moom mu gis ko ci médias yi ministère bi ci boppam dafa war a jëlal boppam initiative am seet nu mu ko créer ci yeneen dëkk yi yeneen communes yi yeneen localités yëpp comme ça njàng mi gën a am doole lépp loo xam ne nit gis nga nit di ko def muy réussir mu doon loo xam ne day yokk njàng mi yow mi bi ñu dënk wàllum njàng yow war nga mun a fexe
dem seet noo koy implanter si yeneen kii donc xaw ma nan lañ koy defee nag xaw ma dañuy gis ay parents d'élèves encourager leen si won leen ko parce que man gëm naa ne loolu noonu bu ngeen ko doon wone di ko wone waat bu ko télé yi doon wone rajo yi di ko wone wax ko ñetti yoon di nga gis suba benn maire bu taxaw fii Grand Yoff wetu CM Grand Yoff ñëw génnee foofu xoola dañuy dem bu boobaa sax ba mun nañ signer ay partenariat ak établissement yi nga xam ne maire yooyu di defar fondé yi ñoom ñooy signer directement ay partenariat ak établissement yi di ñëw di joxe ndekki bi établissement bi di vérifier di contrôler dina ko permettre déjà muy contrôler li xale yi di lekk li xale yi di naan dootuñ soxla di génn di jënd si mbedd bi mais aussi création d'emploi la parce que yooyu araw yooyu ay jigéen ñoo koy def ñooy transformer produit yi chaîne la boo xam ni bénéfice yi dina bari loolu monsieur Sarr mu mel ni waxtaan bi neex na loolu mais xëy na waxtu bi mu ngi ñuy bëgg a xoj Yvette ñu bàyyi monsieur Sarr rek mu wax kàddoom bu mujj waaw balaa ñëw jëm ci jeexatali émission bi vraiment maa ngi leen di gërëm donc kontaan naa trop si waxtaan bi kontaan naa trop si émission bi ngeen ma invité nii donc vraiment maa ngi baalu àq nag bu fekkee si wax ji parce que xam ngeen nit moom dafa motul bu fekkee si wax ji am na ñu ma si tooñ wala am na ñu ma si gaañ donc vraiment maa ngi jéggalu donc du woon sama intention donc di baalu àq ñëpp di baal ak ñëpp di nuyu également sama parents yi di nuyu sama xarit yi sama soxna donc di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi déglu émission bi donc di nuyu également waa hôpital Grand Yoff commencé ko par si directeur général bi donc ba si ki si gën a ndaw donc maa ngi leen di nuyu donc di leen ñaanal jàmm. waa ñuy jaajëfal auditeurs yi rek di jaajëfal waa Save the Children te di leen ne rek émission yi daanaka bu suba incha allah bu 16h jotee dinañ leen amalaat beneen émission bu mel ni. ñuy waxtaanee waat beneen ponk bi nga xam ne rek àq la ak yelleefu xale te dinañ ci gën a yaatal impliqué leen ci bu baax a baax nan la ñuy def ba mën a sàmm boobule ponk. jërëjëf Yvette Betty Mendy jërëjëf monsieur Sarr mi nga xam ne tey moom lañ doon dalal mais aussi di jaajëfal Abdoul Aziz bi nga xamante ni tey moo nekkoon suñu gan doon waxtaan ak ñun ci li nga xam ne mooy santé scolaire di jaajëfal bu baax Save the Children di leen xamal ni émission bi Ramatoulaye Diène ak Yvette Betty Mendy ñoo ci doon ànd ak yéen ci li nga xam ni moo soxal convention des droits de l'enfant ñu adopté ko le 20 novembre 1959 ci assemblée générale bu Nations Unies kon ñu leen di xamal ni émission yi du jeex ak yelleefu xale yi bés bu ne dinañ ci ànd ak yéen 16h jàpp 17h bés bu ne ñu fas yéene leen a indi lenn loo xam ne droit la jëmale ko ci ndaw yi di leen jaajëfal di leen jox dig daje suba ak jàmm ak salaam. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. ci màggalu ku ñaar fukk ak juróomeelu anniversaire ci fàttaliku xaatim ak yelleefu ndaw ñi kuréel bi di Save the Children di amal ay waxtaanu yeete lëkkaloo ci rajo Afia FM bokk na ci ay ponk ñu fas yéene waxtaanee. wàllum cet wérgu yaramu yaay ak doom rawatina ñàkku gi yëwanal faju mi wàllum lekk gi wérgu yaram ci wàllum xel xale yi amee way laago jàngoroy sida ak xale yi wérgu yaram ci l'école yi nees def ba mën a toppatoo xale yi ak yelleefu xale rawatina lu jëm ci wàllum sexualité. ponk yu ni mel des ko takkar ñi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum décembre ci atum 2014 ba juróomi ñeenti fan ci weerum janvier ci atum 2015 bu ñeenti waxtu jotee jàpp ko juróomi waxtu ci rajo Afia FM. émission yi le Ramatoulaye Diène dina ci ànd ak Yvette Betty Mendy ak Save the Children nañu xeex ngir jox cër